gis nañu ni vraiment mbir yi tàmbali waat na takkarnaase waat na ki nga xamante ni moom moo di Aminata Lô Dieng nekkoon fi ancienne ministre moom it rallié na ki nga xamante ni moom moo di Serigne Mansour Sy Djamil moom it rallié na Benno Bokk Yaakaar coalition buntu bi également bëri na trop ay départ loolu yëpp tey jii lan lañ ci war a mën a jàngat kay ni li Ousmane Sonko wax dëgg la opposant yi Macky Sall la ñuy liggéeyal d'une part. non wax Ousmane Sonko ko dinañ ci ñëw. loolu xam nga pour le point la nga xam ne dama fay teg sama baaraam. xam nga mooy li ma la wax nit ki di ni mu waxee noonu la mel ni mu jëfee noonu la mel ñu ci bëri seen départ bettul kenn la kaada Aminata Lô Dieng bettul kenn Aminata Lô Dieng ñëpp xam nañ ni bi muy dugg Yewwi c'était pour se faire un nom pour def charme am Ousmane Sonko jamono jii dafa nekk koo xam boo ko jegee depuis investiture ba tey daf ci nemmeeku. boo ko jegee rek da ngay jar. état da lay bàyyi xel sa transhumance dafay neex a waxaale donc ñu bëri danañ dem Yewwi wala danañ soutenir Ousmane Sonko pour ñu bàyyi leen xel ñu mën a jaay seen bopp après dem transhumé njëg li cher liñ lay mën a cher diggante bi ñuy investir liste yi ak léegi lan moo fi soppeeku ci doxalinu Macky Sall ba nga bokkoon ci Yewwi opposition bi fa gën a radical en 2 mois jóge nga opposition bi gën a radical fekki la camp du pouvoir. est-ce que c'est parce que tamit ñoom waa ba camp du pouvoir ñoom kenn tuumalu leen ba tey li nga xamante ni ñoom la ñuy tuumal waa Yewwi à savoir discours bi nga xamante ni souvent dañ koy tenir jëmale ko ci hommes religieux yi yenn kàddu yu ñagas yi nga xamante ni des fois dañ koy déplorer ak yu ni mel ak tamit frustration bi nga xamante ni ñoom leaders yi am nañ ko ci seen biir ci investiture yi est-ce que tamit du loolu yëpp lañ dajale moo tax ñoom ñu daal di xam nga loolu lépp boo ko dajalee c'était pas à prévoir loolu lépp boo ko dajalee te nga dëggu doo fekk APR da ngay toog mandu wala nga ne bu leen votel Yewwi bu leen votel APR. kon da ngaa jàpp ñi transhumé nii ñoom dëggu dañoo musta dëggu ci contre gi ñu contrôle benn diggante investiture yi ak élection yi lan la fi Macky Sall changé ci comportement lan la fi Benno changé ci comportement lan moo lëndamoon sa xel leer sa xel xam nga mun naa comprendre nga ne bokkuma Yewwi jàppalewu ma Yewwi toog mandu waaye jàppalewu ma Yewwi maa ngi Benno yow yaa même pas 2 mois yaa ngi toog ci wetu opposition bi gën a radical ci dëkk bi nga xam ne mayul dara Yewwi nga xam ne mayul dara Benno ak Macky Sall di leen joxoñ baaraam di leen chargé di leen attaqué investirul la matul 1 mois tey nee nga Benno nga bokk. Benno nga tamit ñoom ñoo leen dàq tamit en quelque sorte c'est-à-dire tamit nit tamit bu bokkee ci benn mbir am ca li nga xamante ni moom moo di xarañteef am ca tamit li nga xamante ni moom moo di taxaw ba ca wa je pense que na ko war a delloo li nga xam ne gëddam amul benn taxawaay sax biir moom na sant mais Serigne Mansour Sy Djamil ku mel ni Serigne Mansour Sy Djamil kooku am na taxawaay bëgg naa ci wax par exemple Serigne Mansour Sy Djamil kooku moom demam moom dem bu foor la xam nga lu mu def waaw dafa dóor boppam bal nu mu dóoree boppam bal il s'est suicidé en politique Serigne Mansour Sy Djamil poids bi moom capacité intellectuelle bi moom odorat bi mu doon dégager ci discours nga xam ni bi ñëpp partagé woon mooy assemblée keroog bi muy wax ci les proches du président naan ñu ko wër kenn xamul ñooy ñan kenn xamul fu ñu jóge kenn xamul fu ñu bokk bu ñu waxee nga xeeb leen bu ñu jëfee nga xeeb leen mu ne moo tax bu mu bett nit ñi su président di defee nee nañu mais kooku la wax ne nañ ko votel yow yaa waxoon discours boobu matul 3 mois lan moo changé entre temps rien investir nu mënoon naa comprendre nga ne soutenir uma Yewwi bu militant yi voté Yewwi ndax Yewwi gisuñ ci suñ bopp bi ñuy def investiture yi mais nga toog mandu mais mandu au contraire da nga ne nañu votel Benno bi nga xam ne nee nga duñu nitu valeur kenn xamul fuñ jóge kenn xamul ñooy ñan suñu waxee ñu xeeb leen buñ jëfee ñu xeeb leen dans un Sénégal normal chef de village sax waruñ ko foon nekk yow ñooñu nga wax pour ñu votel leen sono si loolu jar na bàyyi xel di non mais loolu li mu def c'est un suicide politique te le temps est meilleur juge dana àtte man mënoon naa comprendre sëñ Mansour na voté leen aar ñu ne gisul boppam ci Yewwi mais discours aar dal na xelam voté leen les républicains voté leen keneen wala abstenez-vous bu leen sonn ci campagne Yewwi ndax ñun gisuñ suñu bopp ci Yewwi mais voté leen Benno bi mu wax ni dans un pays normal normé et calibré chef de village sax duñ ko fa nekk mais loolu ça pose problème li ma la wax nii erreur la man nag bettu ma doxalinam man bettu ma xam nga lu tax bettu ma centenaire u Mawlaay Cheikh Seydi Hadj Malick dama gis mu am benn doxalin vis-à-vis ak président boo xam ni li ñuy wax naan tawi daaw bi fii la ñu fekk man doxalinam après jëm ci Macky Sall bettu ma
très sincèrement li mu def nii man bettu ma. mais quand même ñoom waa bés du ñàkk ci njiit di Serigne Mansour Sy Djamil lu ñu xam le ci seen communiqué bi nga xamante ni xaatim nañ ko ngir mun a gën a éclairer nit yi ci lu waral ñu daal di dem rejoindre ñi nga xamante ñoom ñooy waa Benno Bokk Yaakaar ci législative yi bokk na ci tamit ni ñoom jàpp nañu ni gudduñ toll ni Benno Bokk Yaakaar kese moom mun a daan ñi nga xamante ñoom ñooy Yewwi Askan Wi loolu rek est-ce que doyul comme motif déedéet loolu doyul motif ndax ñoom ñoo wax ni Benno ñi fa ne matuñ chef de village yow nga bëgg leen dénk réew mi. waaw mais wax waxit fii lañ ko. mais soxna si kon moo tax ma la dafa dóor boppam bal. Sonko moo fi njëkk def boo waxee Sonko non si bien sûr parce que yow tamit moo fi njëkk def boo waxee moom mi nga xam ne moom moo waxoon du mu wax ak système bi te léegi mu ak système bi taxawal sur le cas sëñ Mansour Sy Djamil. très sincèrement man daf ma ñor parce que ku nit ñi am yaakaar politique la comme ku ko defloo décision bi ak lu mu mer ñoom ñoo ñu jàngal ni nit ki boo meree bul topp sa xol toppal sa xel sinon boo toppee sa xol ci paax la jëmee ni mu doxalee nii wallaay dana yàq lu bëri ci électorat am te feeñ na bokk na ci ténoram yi keroog bi mu waxee dafa génnu di Yewwi te dana bëri ay nitam yu nekk ay conseillers ci mairie Dakar ak feneen ñoo xam ni danañ génn bés du ñàkk. mais est-ce que tamit lu ni mel waa Yewwi Askan Wi ak les leaders de Yewwi ku ci mel ñoom Khalifa Sall ñoom Sonko ay consort waruñu war a mun a xaar ñoom Déthié waruñu war a mun a xaar bi lépp décision. ay Khalifa Sall bett ko gis nga Khalifa Sall du novice en politique de le temps lui donne raison gis nga ñi mu investir ñaar rek ci génnagul Yewwi am benn position bu radical Cheikh Bamba Dièye ak la gaa Giraas ñeneen ñi ci des ñëpp génn nañ contre ko am position bu radical boo xam ne na bay génn xanaa dañ ko war mu daal di ñëwaat dugg si naan gis nga waaye moom ma nga woon ci buntu ba loolu moom xam nga génnut te diir bi yëpp am na benn position bu républicain envers ñoom bi ñee Kédougou génn na donte Cheikh Bamba Dièye génnul Ndar mais Giraas yi génn na tertu leen jouer maanaam def fair play def mobilisation bu extraordinaire mais le reste ñëpp xoolal bañ génnee position bi ñu am day teye sax xel ni yow nit ki ndax gëmoon na Yewwi Khalifa du xale ci politique day wax ni c'est un enfant de la République ku xam politique la ku xam parti la et le temps lui donne raison. mais Khalifa tamit comme ku xam politique la et que du novice ci politique jàppoon ni en tant que peut-être membre fondateur bu Yewwi Askan Wi est-ce que tamit waruñu woon ñoom Khalifa ñoom ñi nga xam ñoom ñooy kilifa ci kii Ousmane Sonko ci wàllu politique mag ko tamit ci at waruñu ko canaliser un tout petit peu Sonko dérive comme en terme de communication yi mi def temps yow Cheikh Ousmane Touré yow noo ko tuddee di wax lu ko saf ci réew mi di wax lu ko saf ci ay caravanam pas plus tard que fan yee ñu génn rek kaddu yi nga xamante ni yëkkati na ko jëmale ko ci opposition bi ni opposition bi à part Yewwi ñoom ñëpp waaw à part Yewwi Wallu ñoom ñëpp Macky Sall lañ faral loolee dafa nekk ay mots yu fort yu nga xamante ni Macky Sall la ñuy jàppale ñoom dafa nekk ay kaddu yu fort yu nga xamante ni opposition bi yëpp ñoom ñëpp ñu ngi koy ñaawlu depuis lors gis nañ riposte bi nga xamante ni waa Aar Sénégal def nañ ko ci gis nañ tamit également kaddu yi nga xamante ni Mamadou Lamine Massaly moom tamit ñaawlu na ko moom bokk tamit ci coalition bi di bokk gis-gis représenté leen foofee ca Thiès mais jàppoon ni tamit quelque part ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñëpp ay opposants lañ ñoo war a nekk benn mais waruñu am ay li nga xamante ni moo di xeex seen biir boobaa beneen camp d'en face bi nga xamante ni ñoom ñooy seen ennemi est-ce que duñ leen reetaan déedéet Sonko man li mu def jàppee mu ko erreur man coup comme laa ko jàppee maanaam coup de génie Sonko bokkul ci élection yi investir wuñ ko mais c'est l'homme politique le plus présent bi mu waxee ba tey homme politique yëpp ci moom lañ ne beneen sax seen programme yi seen tournée yi Sonko donc coup comme bi réussir na ko te en politique fekkee la ak bokk ci donc il a réussi c'est un coup de génie li mu def léegi li mu wax ñoom ñoo ko jox dayoo bi maam ñoom ñu ko tontu. parce que li mu wax nag nekkul lu tuuti. xaaral rek. waaw ñoom ñoo ko jox dayoo bi. ñoom ñoo indi tollé bi ci am lépp. ñoom ñoo ko créé de moom dafa wax ba te Sonko daa bind lettre sànni ku nekk daw jël lettre ba bind ci sama tur na maa moom waxul aar waxul bokk gis-gis. waxul mais soxla wuñu mu leen di xaaral mais bu ne opposition bi yëpp soxla mais daa bind lettre soxla wuñu xaar mu leen di sànni te li mu wax dëgg la su fekkee yow. li mu wax nu mu nekkee dëgg Cheikh waaw moom laa lay démontrer su fekkee yow da ngaa créer sa liste ñaari aspect nag la am li mu wax bu nekkee dëgg yow da nga créer sa liste man ma amoon chance xam nga raw gàddu la su bennoo amee
par exemple 45 man ma am 45 yow nga nekk opposant am 2 par exemple quoi yow sa 2 yow boo bokkul woon amaana sa 2 ci man lay jóge parce que opposition bu la kenn nax ci électorat opposant yi ngay gis ci électorat wu opposition bi la ñuy tibb ku ci tibb ci électorat wu opposition bi rek fragiliser nga électorat wu Yewwi raw gàddu gi Macky Sall da kay am Benno da kay am su boobaa su fekkee yow opposition dëgg moo la tax a jug def bloc gagner assemblée moo la tax a jug dislocation yu bëri yooyu amul du intérêt opposition bi da ngay gis ku créer liste amul chance su am benn député wala ñaari député xoolal par exemple tey fu mel ni Touba liste yëpp nu mu tudd coalition yëpp am nañ fa liste 8 yëpp kan lay affaiblir Yewwi ñoo ngi ko gagné woon ñoom ak Wallu élection yi passé Yewwi jël paie Wallu jël 2e yow nga ñëw créer ay liste tibb da ngay tibb ci seen électorat wàññi nga seen doole gën nga may chance Benno gagné. kon daal su ko defee mu ne xaama jax moo tax ñoom ñu focus ci lee man ma xaaral sama bopp yoon moom mu dem yoonam ñoom ñu ne ci di ŋaŋ-ŋaŋi rek. mais loolu naka lañ ko war a mën a tuddee c'est de la politique la te tamit gentleman dafa baax solo gis nga Olof Ndiaye day wax ni li nga buñ la fayee sa bor nga may li nga leble moo baaxuloon aar fii lañ toog bi ci investiture yi def fi ñetti conférence de presse xaw ma amul lu ñu yàqul Yewwi wax ni dañuy baara Saudi ñoom ak Benno dañuy des dealers politique dégg nga ko ci Bougane Gueye Dany ak ñeneen joxañ Yewwi yàq leen lu ne wax ni dañoo déggoo bàyyi liste Benno ngir ñoom ñu mën a bokk amul lu leen waxul waaye yow soo ko sune na yéen yow li nga ko wax mu xaw ci coppa tout sànni la ko ngeen a tey asamaan seeg suuf si dajaloo c'est-à-dire en politique gis nga waa aar ñoom ba ñu ñëwee ñoom li ñu xam le mooy dañoo bëgg indi xaar kanamu politique bu yees aar indi wuñ fi dara lu bees dama lay dog dañoo bëgg indi li nga xamante ni moo di la rupture à l'Assemblée nationale ñoom li ñuy xool moo di ñoom même su fekkee ni jàppee nañ seen ay opposants lañu sax ñoom nee nañu terewul état su liggéey li nga xamante ni baax la ñuy dut baaraam ne état li mu liggéey ni baax na bu defee li nga xamante ni baaxul ñu dut fa seen baaraam ñoom la politique autrement lañ bëgg indi ak ànd ci ak ay borom xel te je pense que loolu war nañ leen ko nangu et dans tout ça ils sont libres de dire bi waa Yewwi tey jii taxawee ni seen liste dañ ko invalider donc élection dafay am ñoom ànduñu ak loolu parce que ñoom dañoo jàpp ni conseil constitutionnel comme ñëpp la fi nekkee dañoo war a sàllu ak ndogal li nga xam nga aar moom et au finish ñoom bu jaam dëgg puisque ñoom bokk nañ ci jongante bi xam nga soxna Penda da ngaa baax rek di rafetal waaye li may wax yaa ma ko gën a xam non ma rafetal moom man damay wax li nga xamante ni mooy les dara lu bees ñan ñoo fa composé aar majorité bi ñan ñoo ko composé d'ancien ténoru réew mi maanaam ñoo xam ne Idrissa Seck moo leen nampatal ci politique depuis Macky Sall ñi ngi fi. Yewwi tamit ñi nga xamante ne Idrissa Seck moom moo leen donc kon indiwuñ fi lu bees naan la politique autrement Thierno Bocoum nekkoon na député Thierno Alassane Sall nekkoon na ministre juge dem conseil constitutionnel la jógee lu fi bees ci système bi lañ newoon di sëgg di ma seen contrat de législature am na solo. xam nga man xam nga lu ma man xam nga lu ma mënul ko liggéey bi nga xam ñu ngi ko bëgg xëy à l'Assemblée nationale. ban liggéey alors que waa Yewwi kenn gisul ba tey aar nga xam ne mënuñu dajale fukki Sénégalais c'est-à-dire man xam nga fan laa bëgg man xaaral débat bi tey ji fan la waroon nekk mooy opposition bi yëpp comme dañoo bëgg mënul ne tey ji benn boo ko yaakaar bañ a am la majorité à l'Assemblée dañoo waroon ñoom fu mu nekk nii nekk benn même su fekkee ni sax ñee ñoo jiitu quel que soit alpha mais na nekk rek opposition bi maanaam def bloc mënul ne Yewwi tàllal na leen loxo ñu tufli seen loxo bi ñu leen tàllal na leen mais Yewwi tey ji Sonko bu teniree yi les propos est-ce que loolu du gën a xajamal li nga xamante mais ñoom ñoo njëkk rompre contrat de gentleman bi seen diggante entre Yewwi ak aar moo njëkk tiire Yewwi dafa répliquer rek dégg nga barki de Mame Diarra Fam ci sortie juge dem envers le président Wade aar Sénégal ñoo war a focus sur l'essentiel muy s'opposer contre Macky Sall et développer leur programme mais aar Sénégal saa yu yeewu ba jant bi di so ba ci seen influenceurs yi nekk ci Facebook c'est du Yewwi c'est du Sonko c'est du Barthélemy c'est-à-dire aar mu focusul sur l'essentiel aar biñ ko créé ba tey